asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna mbaa yi am tawféex mbaa nañ si jàmm en tout cas man maa ngi cool maa ngi si jàmm bu baax a baax waaw ma leen di dalal jàmm nag sur ma chaîne YouTube Wes Show TV comme ni ñu koy far defee chaque fois te nag dañuy ñëw wax si ñetti sujet yoo xam ni je crois que ni en certain moment gisoon nañu Sénégal muy commencé woon stable nit ñaa ngi doon utiliser leur tête bañ a topp li nga xam ne moo di bëgg-bëgg bañ a topp li nga xam moom moo di ngistal bañ a topp trop li nga xam ne moom moo di apparence bi mais ndeysaan des fois chaque liggéey ba nga liggéey rek day am ba benn moment day mel dafa am benn mise à jour boo xam ni dañuy jógee si li nga xam ne moom moo di 10 mais il faut ñu delluwaat si 0 pour mën a yeggaat 10 tey nag dama leen indil 3 sujets yoo xam ni comme chaque fois rek day nekk loo xam ni en corrélation la c'est lépp dafa nekk li nga xam ne moom moo di benn bi c'est les Africains jusqu'à présent nag gisaguma sénégalais bu ko def te ñaanuma yàlla sénégalais def ko mais aussi tamit am na yeneen ñaar yoo xam ni sont des sénégalais te lépp nag dafa nekk autour de l'argent te dama leen jox lan moo tax ma ne leen dafa nekk autour de l'argent damay commencer si benn actrice boo xam ni si cette fameuse série là Infidèles bu ma toog gars yi yónnee na ma déglu li nga xam ni moom moo di ndaw si mu la wax mais balaa may commencer vidéo bi dama leen di may tuuti extrait si li nga xam ne moom la xale bu jigéen bi wax ngeen déglu bu baax d'ailleurs même yéen di ngeen mën a def seen analyse pour wax la ni carrément la majeure partie des personnes yoo xam ne ñoom la ñuy proposer nit ñi que ça soit si série que ça soit si télé des fois on se demande ndax seen bopp am na tuuti ndox wala peut-être sax booy dem di def li nga xam moom moo di agsi nga am nit ñoo xam ni dinañ la conseiller nga wax ay wax yoo xam ni dina am sens mais déglu leen ndaw si lu mu wax. gis ni yéen ñi nga xamee ni da ngeen ñëw ci métier bi par choix wala ay producteurs rek certainement ñoo ni soxla seen profil dafa bari lu yàqu te yéen a ko yàq loolu aussi du ñàkk kumba di nga ci am xalaat wala forcément jàngat boo xam ne di nga ko ci def. mais yàqu comme lan. je sais pas ci seeni xalaat ñoom xëy na métier bi li ngeen di def léegi ça ne veut pas dire que da ngay jouer rek lu la neex jouer ça ne veut pas dire que aussi été libre ak fu Sénégal tollu séquence bu nekk rek nga jouer ko demet. c'est que waxuñu théâtre. téléfilm lañu wax. lu démb ak tey bokkul. lan mooy différence bi bu dee jàngale moo la tax. waaw parce que xam nga bu nga ñee mag yi am na nun doon jouer wee genre pour te dire vrai comme man sama xalaatu fet mag ñi ñu ngi doon jouer doon véhiculer ay messages yu fort te gars yi dégluwuñ leen woon. mais actuellement xoolal ñun message yu ñuy véhiculer. par rapport ak ñu ñuy soloo suñu façon wax moo tax dañuy seytaan. d'accord soo demee xool Infidèles ñaata millions de vues lay am. d'accord xoolal série yi nga xamante ne da daan am avant ñu ci daan jaar yoon. d'accord duñ ko xool. donc xaw a timide ak yooyu sax wala dem ci àll beeg yooyu duñ ko nangu jouer. waaw loolu est-ce que nekkul sa xalaat rek. mais forcément bien sûr. non demeewul noonu. demeewul noonu ñun duñu tànn lan la ñu war jouer ak lu ñu warul jouer. ok da ngay ñëw ñun la lii ngay jouer te da nga koy jouer. d'accord tey bu Kumba waroon togg añ dañuy ñëw ni Kumba na def sër ak t-shirt togg añ. d'accord Kumba bu waree sol loo xam te ne lu gàtt la pour voilà. d'accord pour jaarale lii ci yoon bi daf koy def. mu ngi siy juddu polémique bi nga xamee ni daboon na leen ci production bi pour mu avancer nan nga ko doon dundee yow. bon c'était un peu dur parce que xam nga rek sénégalais yi ku nekk ak ni ngay waxee. mais man je me dis que kuy jàngale da ngay laal fi mu gën a méttee pour que nit yi mën la dégg surtout Sénégal bi nu nekk. am na noo xamante ni boo koy jàngalee soo waxee rek duñ la déglu. d'accord waaw nga laal fenn fi pour ñoom ñu mën a bàyyi xel ci li nga leen di jàngal. d'accord ok man je crois que ni ku nekk mën nga def lu la neex ah c'est àdduna bi ku nekk mën nga def lu la neex parce que yow yaa jël sa propre responsabilité nga def lu la neex. mais jàppal ni tamit yow ni nga amee sa propre responsabilité def lu la neex proposer nit ñi lu la neex nit ñi tam lu la ñuy jëlee seen propre responsabilité comme man wax la lu ma neex du ma la dépasser nag wax la lu ma neex gis ni carrément li nga ma proposé bu fekkee ni c'est de la merde ma ne la c'est de la merde bu fekkee ni c'est quelque chose de bon ma ne la c'est quelque chose de bon malheureusement nag Sénégal taux bi nga xam ne moom lañ nit ñi di jox si li nga xam ni moom moo di seeni exploit wala li nga xam moom moo di seeni choix la majeure partie c'est de la merde que ça soit série que ça soit musique que ça soit yenn trash yi que ça soit rey yi nga xam ne moom la nit ñi def loolu moo nekk biir Sénégal mooy maanaam médiocrité bi nga xam ne moom la Sénégalais di wax man gisuma ko si beneen dëkk médiocrité bi nga xam ne Sénégal moom la am tu entends cette fille muy raisonner nee na moom déjà en premier lieu dafa am benn affaire boo xam ne dama ko seetlu si acteurs yi wala actrices yi boo xam bu ñuy dem pour défendre seen bopp nee na ñoom dañuy ñëw pour njàngale maanaam dañuy ñëw pour jàngale quand on parle de jàngale je crois que ne dëkk boo mënti dem booy jàngale dañ la war a jàngal non seulement li nga xam moom moo di première chose mooy lu baax tey jii nii su ma demee di jàngal sama doom may éduquer sama doom du ma ko éduquer si lu bon dama koy éduquer si lu baax comme ça su màggee dina xam ni carrément lépp loo xam ne jox naa ko si lu baax bu gisee leneen loo xam ni
gis nga ko te jàngalu ma ko dina am ñaar nit soit mu dem laajte ndax lii lu baax la parce que mosu ko gis soit mu xam ne carrément automatiquement lii lu bon la loolu mooy li nga xam ne moom moo di éducation loolu mooy njàngale mais tey j'entends beaucoup de acteurs soi-disant acteurs bi Sénégal wala yenn soi-disant producteurs yi bu ñu toogee pour défendre li nga xam ne moom moo di seen série lan la leen tegal mooy njàngale la après boo leen laajee lan ngeen di jàngale ñoom ñu ne dañuy définir li nga xam ne moom moo di réalité sénégalais mooy mbonte bi nga xam ne moom moo am Sénégal mais bizarrement koo ci laaj ci moom ndax li ngay jouer ak hors série bi même chose nga ñëpp dañuy nekk ay sainte wala ay saint en fait man loolu moo ba njëkk a caaxal mooy maanaam ñoom dañuy ne Sénégal mooy dëkk bi nga xam ni merde moo fa nekk ñoom loolu la ñuy wone mooy affaire yoo xam ni de mauvaise chose moom la ñuy prôné mooy maanaam moom la ñuy jàngale prôné lii baaxul mais tey jii nii képp koo xam ni yaa ngi joué rôle bu bon boobu noonu kuñ si mënta laa dalay ne carrément li mu joué si rôle bi ak li nga xam ni moom lay joué si c'est diamétralement opposé léegi kon damay poser question acteuru Sénégal yi ñoom bokkuñu si lu bon li wala ñoom duñ def si lu bon bi te malheureusement la majeure partie lu bon loolu nga xam ne moom la ñuy bëgg a wone wala moom la ñuy jàngale wala moom la ñuy dénoncer si ñoom rek lañ koy gis quoi en tant que acte mu am beneen affaire bi nga xam ni moom moo ma jaaxal aussi mooy le fait que ñu naan bu nit ñi pour ñu mën a comprendre li nga xam moom la ñuy def mooy maanaam mbonte bi ñuy wone comme ndaw si nu mu ko waxee dañu war a séparer li nga xam ni moom moo di vie d'acteur bi ak vie bi nga xam ni moom moo di privé mais su fekkee Sénégal lu bon moo fa nekk te la majeure partie loolu la ñuy dund kon ñoom ça veut dire que comme ni ma waxee sànq ñoom ñëpp ñoom ce sont des innocents lu baax rek la ñuy def loolu mooy premier point bi nga xam ni moom moo métti deuxième point bi ce qui vous montre que ni carrément les gens au Sénégal maintenant comme je vous l'ai dit defatuñu dara ndax li nga xam ni moom moo di vertu defatuñu dara ak li nga xam ni moom moo di valeur defatuñu dara ndax religion bi lépp lu ñuy def mooy lu ñuy def ba jaamoo xaalis parce que quand tu entends bien cette fille peut-être greffage bi moo am doole tellement maanaam man je conseille à toutes les filles sénégalaises ñu toog 1 an sans greffage ñu xool ndax seen taux de niveau intellectuel dina rabaissé wu wala dina yéeg parce que man je crois que ni boo leen génnee tuuti greffage bi ngeen di def seen bopp parce que diisaay bu mu diis boo xam ne day ŋàcc seen xel yi je crois que ni boo leen ko génnee tuuti mën ngeen am tuuti li nga xam ne moom moo di intelligence parce que quand tu me dis que ni waa ji posé la benn question boo xam ni pertinente parce que gars boobu tam il est bon comme journaliste quoi. waaw il est bon parce que malheureusement site boo mënti dem rek di nga fa fekk même bu fekkee site bi dafa trash dafa bon di nga fa sauver benn nit boo xam ne heureusement di nga xam ne carrément kii même bu fekkee jànkoo mais il pose bien les questions te dina xool aussi tamit critiques yi nga xam ne moom lañ leen def le gars l'a posé une question très pertinente waa ji daf ko laaj ne ko tey jii nii critique négative yooyu nga xam ni moom ngay jot critique yooyu noonu ak naka nga koy dundee première chose mooy moom critique yooyu noonu intéressé wu ko li ko si métti rek mooy famille bi et je me dis que ni boo xamee ni carrément tey jii nii critique yooyu même bu la intéressé wul mën na métti sa famille wala mën nga merloo sa yaay wala mën nga naqarloo sa yaay pourquoi ngay def loo xam ne tey jii nii ëllëg si biir dina métti seen waa kër wala dina métti sa famille loolu mooy première question bi. deuxième question bi mooy tu me dis carrément que ni li nga xam ne nit ñi moom la ñuy wax si rôle bon li nga def wala acte yu bon yi nga def wala simmeeku yu nga def yow loolu intéressé wu la li la intéressé rek mooy nga dem jël xaalis bi nga xam ne moom lañ lay fay. kon ça veut dire que ne cette fille wala ñi nga xam ne dañuy liggéey genre sorte de prostitution ngeen di def il faut qu'on se dise la vérité lii prostitution la li la ñuy wax càggatu en fait yow da ngay dem malgré li nga xam ni moom mooy sa conviction malgré li nga xam ni moom moo di sa xalaat malgré li nga xam ni moo di say valeurs ak sa religion da ngay dem juste parce que y a de l'argent mais càgga yi loolu la ñuy def ñi dem Dubaï pot à pot loolu la ñu def dañu dem lijjanti xaalis même bu fekkee dañuy lekk li nga xam ne moom moo di ay neefare mu leer na ne neefare buñ ko joxuloon xaalis du ko lekk te nekkul si li nga xam ne moom moo di conviction mais dem na jële xaalis boobu noonu parce que xaalis boobu noonu moo ko intéressé yéen c'est la même chose ngeen di def tey jii nii boo demee si mbedd Dakar yi nga gis benn soxna soo xam day liggéey guddi nga yàpp ko fay ko xaalis dina defal lu ne même bu fekkee ni moom bu amoon beneen métier wala bu mënoon lijjanti beneen affaire wala bu fekkee respecté woon na boppam du ko def mais malgré tout mu ngi koy def yéen kon ça veut dire que ne actrices yi ak acteurs yi vous faites la même chose ñu def benn transition bu extraordinaire si li nga xam ni moom moo di affaire bi on a vu une femme boo xam ne très critiquée man nag foofu du ma ci dugg parce que vie privée jàmbur la mooy maanaam Abdou Cissé ak jabaram Marie-Louise je crois que ni loo tudd y a beaucoup de Sénégalais qui disent que ni wax dëgg fa yàlla gold digger la daf koy topp ndax xaalis buggu ko patati patata loolu wax dëgg fa yàlla l'avenir nous donnera raison mais li ma metti mooy li nga xam ni moom moo nekkoon aux alentours tu vois des dames nu ñu koy waxatee demoiselles d'honneur lañ koy wax comme
léegi ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy yàq mariage mooy maanaam l'image mariage ñoom ñoo ko yàq parce que ñoom dañu foog ni loolu mode la dañ dem ba mariage boobu noonu ñu jël ko def ko li nga xam ni moo di lu salte tu vois benn fii des fois man bugguma di def li nga xam ni moom moo di body shaming si li nga xam ni moom moo di jigéen tant que kooku noonu maanaam deful li nga xam ne tax na ma wax ci en fait tu vois une fille boo xam ne na moom moo defar li nga xam ni moom moo di style yéreem boo xam ni mu ngi jël li nga xam moom moo di weenam ne ko fàng si biti déjà bu fekkoon sax foofu la mën a yem dafa am li nga xam moom la ñu wooyee imperfection naturelle mooy maanaam nit ki yàlla am nu mu la bindee mu nekk ay tâche wala benn imperfection boo xam ni peut-être waroo sax rus wane ko mais am na yenn genre imperfection yoo xam ne yow yaa ko créé sa bopp wax dëgg fa yàlla war nga rus sax di ko wane yaa ngi nekk ni ko xam ni xeesal ba weex tàll du début ba si suuf nga jël sa pokotaan yi nga wane ko carrément nit ñi di ko gis mu ñuul kuku nga koy wan nit ñi nii maanaam c'est pas beau à voir quoi. c'est pas beau à voir ba pare nga dem jël li nga xam moom moo di sa yére boobu noonu nga jël sa ween yi di ko wane nii nit ñëpp di ko gis lan nga siy ut xaalis nga siy ut jëkkër bu mel ni Abdou Cissé nga siy ut góor yàlla yi nga xam ñu woon si mariage bi yenn jours yi nga doon rëbb en fait yow da nga nekk benn genre gold digger boo xam ni moom moo fi nekk ñii nee naan jabaru Marie-Louise moo nekk gold digger du Marie-Louise de ñi nga xam ne ñoom ñoo ko entouré ñoom ñoo nekkoon ay gold digger parce que dem di matité di simmeeku parce que lii wutewul ak li nga xam ne moom moo di simee ko wane li nga xam ne moom moo di say cër nga ñëw foofu si mariage boo xam ne y a des personnes présentables yu fa ne nga ñëw sol seen affaire yi yaa ma gën a xam lii mooy Sénégal quoi lii mooy Sénégal te tamit ragaloo sax wane ko quoi en fait sa imperfection sa xeesal beeg sa pokotaan yi ñuul yi ragaloo sax wane ko et tu te sens fier quoi comme beneen vidéo bi nga xam ne mënuma ko wane parce que tey jii nii bugguma woon yenn xale yi lenn loo xam ne day heurter li nga xam moom moo di seen sensibilité nga fecc mu leer la ni carrément yaa ngi yor ay tonu ween ngeen jégal ma si kàddu bu mag yi nga xam ne dañ may seetaan ngay dem jënd yenn yére yoo xam ne da leen leer ni amul lu ko téye ngay fecc ba sa affaire yi di daanu ñëpp di ko gis pour lan rusukaay boobu ba pare amatuñ ko mooy maanaam ñoom dinañ ko def buzz boobu lañ si soxla rusuñu sax nit ñi di wax si ñoom wala nit ñi critiquer leen tantôt comme ni ko beneen gel bi waxee mooy maanaam ñoom loolu intéressé wu leen ñii dañuy dem pour chasse à l'homme te xaalis boobu noonu la ñuy lijjanti kii day dem di def série parce que xaalis rek la gisul leneen kon ça veut dire que on peut dire que ni Sénégal amatul vertu dinañ si wax chaque fois ñun dañuy continuer wax parce que loolu mooy li nga xam moom moo di suñu wareef parce que dëkk bi bu yàqoo yàquwul seulement pour ñi nga xam ne ñoom ñooy des personnes yoo xam ne c'est à rejeter si li nga xam ne moom moo di dëkk bi parce que ñu ngi yàq image dëkk bi mais du rafet aussi si ñun nga xam ne ñun dañu bëgg un bon pays un pays respectable même bu dee si biti loolu nag moom mooy pousser ma defaat li nga xam ne moom moo di benn transition boo xam ni xewaat na après pot à pot yi mooy maanaam léegi nit ñi romb nañu dem lekk neefara nit ñi romb nañu dem sëy ki malax nit ñi romb nañu def loolu yoo xam nga léegi nit ñi fan lañ toll nit ñaa ngi toll léegi dagg seeni baaraamu tànk pour jaay ko $40,000 loolu mooy li nga xam moom moo di nouveau marché bi nga xam ni moom moo am mooy maanaam da ngay jël sa tànk bi nga xam ne yàlla may la ko nga war a jouir de ta bonne santé non yow doo ko def lan ngay def mooy pour $40,000 pour s'offrir benn oto pour mën a am benn genre luxe wala pour wane ne am nga xaalis nga jël sa li nga xam ne moom moo di tes orteils sa tànk yi sa baaraam tànk yi nga dagg ko dem jaay ko $40,000 bu boobu doyul nga dem daggaat beneen dem jaay ko $40,000 foofu la monde bi toll foofu la africain yi commencé toll pour mën a jënd benn oto boo xam ne dinañ wane ne carrément kii mu ngi si Range Rover dinañ wane carrément te li nga xam ne moom moo si gën a bizarre mooy tey jii nii xaalis boobu nag ngeen am $40,000 yooyu ngeen am kenn mënu ci investir loo xam ne ëllëg dina mën a yor say waajur wala dina yor même bu fekkee sax lu bon la ñëpp xam nañ lu bon la kenn du ci investir loo xam ne ëllëg dina lu jural dara ay ñàkk fayda lañ koy def juste pour wane benn moment boo xam ne yaa ngi dawal oto bu rafet si li nga xam ni moom moo di Instagram fii la monde bi toll te fii la Sénégal di jëm man d'habitude damay def ay vidéo yoo xam ne dama leen di prévenir fi Sénégal di jëm te tey man maa la ko wax da ngeen gis ñu gën a pire di ñëw te ay sénégalais ñoo koy def tant que ñu ngi bëgg xaalis bi nii tant que ñu ngi bëgg siiw te li gën a yées si loolu noonu yëpp mooy Sénégal da muy Sénégal ba léegi amul milliardaire waxuma la ay milliardaire français de amul milliardaire Sénégal lii moo si gën a yées dëkk boo xam ne booy compter 5 personnes te 5 personnes yi nga xam ñoom lañ ñoo gën a riche bi Sénégal nekkuñu ay milliardaire lii mooy Sénégal léegi nag orteils yi nag question bi nga xam ne moom laay posé mooy je peux même être d'accord comme gars yi ni ñuy defee li nga xam moom moo di trafic en marché noir jël li nga xam ni moom moo di ay rein wu nit jaay ko wala nit ki dem jaay li nga xam ni moom moo di benn rein pour am xaalis au moins loolu boo ko jëlee di nga ko mën a dugal si beneen nit dina am benn genre utilité nit koo xam ne tey jii nii day jël li nga xam ne moom moo di foie mu dagg ko wala nit ñi rey ko sàcc ko jël foie yi dem jaay ko au moins même bu fekkee lu bon la da ngay gis nit boo xam ne dina ko dem sauver
nga gis ni koo xam ne day waaj a dee ñu jël xolam yóbbu ko si beneen nit mu sauvé ko mais tey jii nii boo jëlee baaraam nga koy jaay baaraam boobu noonu ñi nga xam dañ koy jënd aussi tamit lan lañ koy doye loolu mooy li nga xam ni moom moo di question pour ay fétiche la pour def li nga xam ni moom moo di xaalis wala pour wane li nga xam ni mooy am naa xaalis mën naa def lu ma neex wala pour def li nga xam ni moom moo di ay collection baaraamu africain en tout cas gars yi lii moo nekk li nga xam ni moom moo di vidéo bii laa bëggoon indi mais Sénégal il faut ñu jóg les filles vous voulez vous faire respecter leen seen bopp parce que man wax dëgg fa yàlla ku respecté wul sa bopp bul prétendre man ma respecté la dinaa ñëw si YouTube bi dalati leen comme ni mu ko waxee comme benn gars moo posé questionné ma li ngay def nii lan nga si am li may def nii mooy li nga xam ne moom moo di yee Sénégalais yi pour ñu bañ a def yëfu yee si parce que à la fin xaalis bi nga siy wut mbégte bi nga siy wut image bi nga siy wut jaay prek bi nga siy wut billaay wallaay talaay amul benn njëriñ parce que c'est éphémère day jeex tey suba yaa ngi nii y'a beaucoup de personnes yoo xam ne dañu doon xeesal pour ut jëkkër bu riche ji nga jamono jii nii ñoom ñëpp ñu ngi regretté seen xeesal teint clair lu mu lay jëriñ te nga nekk Sénégalais te nga nekk nit ku ñuul en tout cas gars yi lii moo nekkoon vidéo bi waaw ñu joxante daje si beneen vidéo King West la woon ak yéen wasalaam. solo wuñu clash bu nekk ci seeni kanam wu jële ñuy def ku fegal sa morom dama war a sos di noos di boss bu toog ci foosal cocher os di mbaat sa MC maa koy bëw daa mel ni rappeur yëpp a télé mu mel ni nga fépp la mëne bari dolli fii ba fële maa ngi seeni tàddi nu ma neex laay tële